mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci seen émission face to face ngeen ci ànd ak ñun nag dimanche bu jot bu waxtu wi jotee tey ji nag ñu am mbégte am fi gan bu mag di Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké nekk président groupe parlementaire liberté et démocratie ci assemblée nationale maanaam daal mooy groupe bu opposition bi nga xamante ni daal coalition Wattu Sénégal ñoom ñoo ko amoon ci élection législative yi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Serif ñoo ngi lay fay di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñi ngi seetaan TFM di profito di siyaare Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di siyaare suñu waajur Serigne Bara Dolly Mbacké et di nuyu aussi suñu secrétaire général maître Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade di nuyu aussi monsieur le coordonnateur Omar Sarr ak mboolem ñi nga xam ñi ngi ci parti démocratique Sénégal ñëpp. émission bi nag dafa am nu mu baaxoo buñ koy tàmbali li naan autoportrait. maanaam nga wax ñu yow yaay kan. man maa ngi tudd Serigne Cheikh Mbacké di doomu Serigne Bara Dolly Mbacké ak Soxna Faty Niang maa ngi juddoo Touba màggee Touba jàngee Al Azhar bu Ndaam avant may ñëw nag école jàng na alxuraan. ba wàcc ay yoon bind ay kaamil door a ñëw nag jàng arab yi ma jàngi arab yi nag daanaa ko booleeg di jàng nag franco arabe aussi tuuti waaw. kon am nga ay loo denc ci nasaraan yi. déedéet xam nga comme nee nañ jànguma ko moo tax jànguma ko rek daal li ma jàng arab daal laa jàng ak alxuraan waaw. franco arabe kay ku ko wax xam ni nasaraan nañ ci biir. waaw waaye nañ ko bàyyi noonu rek surprise lay doon. surprise lay doon. maanaam ni mu demee mooy nun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm ne réew mëne suñ ko doxal ci lu may langue yi nga xam ñoo nekk ci biir réew mi ñu développé ko ndax bari na fu ma dem ci àdduna bi réew moo dem ci réew yi nga xam ne avancé nañ ci àdduna bi boo demee seen langue rek la ñuy wax demal Chine boo demee seen langue la ñuy wax demal Italie demal Grèce demal Allemagne demal France kon ñun suñ bëggee suñu réew développé wu rek boo demal Arabie Saoudi boo bëggee suñu réew développé wu rek lii tax mu développé wu il faut langue yi nga xamante ne moom la réew mi cosaanoo langue yooyu ñu développé ko di ko wax bañ a am complexe wax suñu langue tant que ñi ngi am complexe wax suñu langue rek bu boobaa rek réew mi du mas a dox ndax làkku jàmbur du doxal am réew la koy doxal mooy làkk ba nga xam ne moo fa cosaan boo gisee man ma tànn di wax wolof loolu la. gën ci dellusiwaat ba léegi ci sa présentation parce que yaa ngi koy wax sa waajuru góor ñu gis ni yéen famille politique ngeen bokk am nga ci sax sa rakk boo xamante ni su ma juumul moom it ma nga ci assemblée nationale loolu nu mu demee lan moo leen def ba ngeen bëgg politique bi nii. xam nga nun bi ñu màggee dañu fekk suñu waajur di ànd ak président Abdoulaye Wade nekkoon président fédération PDS bu Touba. yàlla dogal it ci bi ñu nekkee opposition nekkoon na député nekk vice président à l' assemblée nationale yàlla dogalee yi tamit 2000 ñu gagné it nekkoon na député nekk vice président à l' assemblée nationale nekkoon na it sénateur loolu moo waral nun aussi bi ñu màggeet def nañ immigration tukki nañ dem réew yu bari waaye ginnaaw gi bi ñu dellusiwaatee nag ñu ne kon nag comme suñu waajur da ko daan def yàlla dogal mu ak mag dab ko ba defatu ko nun war nañoo def politique. loolu moo tax man ma dugg ci daal di nekk biir PDS continuer bi nga xam ne bàyyi na politique it ma continuer di xeex ba tey jii ma agsi fii. sama ki nga xam ne mooy sama mag sëñ Modou moom APR la bokk moom ma nga ca Macky Sall Cheikh Abdou mii tamit yàlla dogal moom mu nekk ci bokk gis-gis nekk coordonnateur bu bokk gis-gis ci département Mbacké man ma nekk coordonnateur bu parti démocratique Sénégal ci département Mbacké. moo waral bi ñu àggee ci élection yi man ma nekk tête de liste bi ànd ko ak moom ndax xam nga département Mbacké juróomi député la yàlla dogal bi ñu gañee nun ñaar ñëpp ñu nekk ay député waaw loolu moo ñu indi ensemble nun ñaar. loolu du indi jafe-jafe ci famille bi bu dee kii ma nga APR xëy na ki nekk bokk gis-gis sax yéen a bokk gis-gis ndax yéen a bokk même coalition muy Wattu Sénégal fële ci département Mbacké nekk ci opposition bi mais que nekk ci APR est-ce que des fois coowal politique mënut a jaxase njaboot gi. non loolu du ñu mas a jaxase ndax li ñu séq muy mbokk gi mu ëpp doole lépp te nun li ma leen wax rek ay doomu soxna lañ lu mu metti am na loo xam ne du ñu mas a boole. ndax yàgg na ndax 2012 ba léegi nun ñett ñëpp kenn bokk ci kii ci des parti waaye teewul nag nun ñëpp ñoo bokk ay xarit lañu
kenn ku ci nekk tuddee na ka ca des doom am nañu ay relation yu rafet guddeeg bëccëg fu ñu toll bu ñu nekkee Touba ñooy nekk kon yàqaluñu dara daal. beneen laaj bi mooy ñu ñëw ci sa profession maanaam li nga xamante ni moom ngay liggéey bu desee politique est-ce que am nga métier. sama profession nag yu bari la ndax li jiitu moom mooy doomu soxna la jàngalekatu alxuraan la jàngalekatu xam-xam la ndax boo ñëwee sama kër gi ma dëkk ci Touba am naa fa daara ju mag joo xam ne dafa nekk ci ay ndonga lu mu néew ne mën na juróom-benn fukki ndonga kon li ñu maam ya bàyyee woon maa ngi dox ci côté boobu ndax boo ñëwee sama kër gi ma dëkk loolu ma nga fa maa ngi ñoom ñoo dëkk. beneen ba ca des ab baykat la sàmmkat la daan naa yëngu it ci lii nga xam ne mooy wàllu entrepreneur la waaye nag depuis Macky Sall faloo léegi wàllu entrepreneur gi moom dama ko teg ne ndax xam naa soxlawul ma di ko def ndax bu ma ko defee duñ ma jox ay marché moo tax ma gore bàyyi maanaam ci ban domaine. bari na ndax entreprise sama bors lépp lu daan def dana tabax dana def lu bari daal waaw dana def lu bari waaye comme Macky Sall moo falu rek man ci la bàyyee yooyu continuer mbay mi ak commerce ak lépp loo xam ne lii bàyyi li kon daal mën na laa jàppee nit ku riche. ah non 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 sëñ riisuma nag nekkuma nit bu riis waaye daal sant naa yàlla daal. politique bi lan la yokk ci yow ci sa carrière. politique amul lu mu yokk ci sama carrière ndax jàpp naa li jiitu ci man moo gën lépp mooy nekkub sëriñ ndax ex sëriñ moom kenn du ko mës a dégg lu mën a doon rek ex ngay dégg moo tax nag dara yëngalu ma daal. ndax mais mën na am xëy na lu mu yàq parce que des fois sa position ci assemblée nationale ak na nga fay taxawee. des fois day am ay contradiction non du yàq dara ndax man ku ma dégg may wax rek la may wax bala ma koy wax danaa ko càmbar xool ko ndax danaa di bàyyi xel li may wax ak ñi may déglu moo tax lépp lu may wax rek danaa ko xool seetantal ko ba mu set wecc ndax ma 1 an def naa ko assemblée nationale waaye jàpp naa li may wax lépp bala ma koy wax danaa xool ba gis ne lii kii moo def lii ma am ci ay preuve dool ko wax waaye du ma wax noonu rek di sànni. coalition gagnante Wattu Sénégal nga xamante ni yow yaay président groupe parlementaire liberté et démocratie est-ce que ndomba tànk gi bett na la. ndomba tànk bi comme président groupe parlementaire bett na ma ci côté bettuma ci ab côté bett gi ma bett mooy mosuma ko soxla président Ablaye Wade moo ma gis ma doy ko mu jox ma ko mosuma koo demandé it moom moo ma woo téléphone rek ginnaaw bu ma dikkee démissionné ba mi fan. mu woo ma ne ma sëñ Cheikh yow laay def président groupe parlementaire mais ci bu fekkee ci wàllu politique la moom bettuma ndax boo xoolee tey suñu liste man maay ki nga xam ne département bi ma jiite woon bi ma gagné 5 députés la àndal ñëw assemblée nationale ak 2 députés liste nationale 2 députés liste nationale yi ma dikkee te la bokkoon kon suñu ko joxee ma dikkee su ma dikkee démissionné groupe bi warul la bañ a dellu siwaat ci département Mbacké te bu fay dellu siwaat mënu la ñëw ci loxo yi ki nga xamante ne moom moo jiite woon département bi gagné département bi ndax jàpp naa loolu kon li ñuy wax naan nit ki soo defee lu baax suñu borom fayewaat lu baax. loolu la ma président Abdoulaye Wade mais yow bettu la mais dina bett ñi nga xamante ni ay observateur lañ ci seen politique bi fii ci Sénégal ndax xëy na nee nañ sa jaar-jaar déjà ñàkk expérience ci wàllu liggéeyu parlement di assemblée nationale wante tamit sam njàng ci wàllu nasaraan looy tontu ñooñu. xam nga ñooñu li ma leen di tontu mooy dama jàpp ne ay nit bu ñu waxee loolu nekk naa fierté ci yeneen i nit ndax tey ji képp koo xam ne da nga jàng alxuraan jàng arab tey ji lii ma Abdoulaye Wade defal ndam la ci yow ndax ñi fi jiitu woon ak lu bari ci nit ñi nga xam ne dañuy làkk tubaab dañu jàpp ne daal ku làkkul tubaab langue bi rek maanaam amoo xam-xam nekkul ci ab langue xam-xam nekkul ci langue xam-xam des koy jàng mën nga ko jàng sinon mën nga ko jàng beneen langue mën nga ko jàng olof mën nga ko jàng feneen. mais français mooy langue officielle bi. non bu nekkee langue officielle langue la bu ñuy jëggaani ndax tey jii boo ko dee wax assemblée nationale ñun néew ñu dul takk ay écouteurs li ci ëpp yëpp tradition bi la ñuy déglu ca boo waxee olof ñi nekk assemblée yëpp doo gis kenn ku takk écouteur kon ça veut dire que loolu mooy wane ne ci yoon suñu langue dëgg-dëgg mooy olof. ndax langue boo xam ne boo ko dee wax la ëpp ci député yi ay écouteurs la ñuy tàkk duñ dégg dara jàpp naa ne loola mooy langue bi ñu war a wax. règlement intérieur bi nga xamante ne dañ ko tënk ci nasaraan te tamit comme mooy li nga xamante ne définir fonctionnement assemblée nationale est-ce que boo maîtriser wut langue française bi dina yomb ci yow en tant que président nga mën a doxal sa liggéey. xam nga wax naa la ko léegi nee naa la duma ci tontu
ñoom ni nu ma il faut nga tontu ci nag parce que lu am solo la. non du ma ci tontu ndax ñoom ni lu ma jàppee rek nangoo naa noonu ndax li nu ma jàppee koo xam ne mënta liir déggul tubaab xamul dara. léegi noo interprété maanaam règlement intérieur Assemblée nationale. bañ àgg ci rek buñ ci àggee xam naa na ma koy defee kooku moom buñ ci àggee loolu jaaxaluma ndax ñoom ñoo am rek seen xalaat boobu bàyyi naa leen ci mais en tout cas daal buñ ci àggee danañ xam ba xam ndax bañ nekkee assemblée tey kenn mësul a gis ma takk ay écouteur kenn mësul a gis nit liiral ma ab rapport kon am na ci loo xam ne ay demalanteeg fekkalante dong la moo tax léeg-léeg am na ci danaa di gis léeg ay nit di wax waaye am na ñoo xam ne bu ñu seetaanee ñoom danañ am kersa bu ñu déggee ñooña ñi ma bokkaloon doon jàng ñoom suñu seetaanee ñooña danañ am kersa gis nit nangu la wax làkk wanewul ne déggu ko mën na ko dégg ba pare nangu koo wax ñaar yooyu nañuy def différence ñaar yooyu waaw. mën nañoo jàpp kon yow dégg nga ko mën nga koo bind mën nga koo wax xëy na da nga koo sa préférence da nga bañ koo def. xam nga dama la wax ne la man doomu soxna laa ab sëriñ laa li ma tànn mooy wax olof laay wax waaw. règlement intérieur noonu parce que li ñu nemmeeku. non surtout opposition bi am ngeen ciy jafe-jafe à chaque fois majorité bi. ci ni koy interprété ci lañ leen di galgalee gis nañ ko ci parrainage bi et cetera. est-ce que loolu quand même du handicap. xam nga règlement intérieur bi ak yooyu yëpp loo gis du boo ko liiree du da ngay xam la nekk ca biir bu la neexee mën nga ko traduire wax ko ci olof bañ koo wax ci tubaab ñu sañ na ko. li ci am solo rek mooy bu fekkee règlement intérieur la moom ku yaakaar ne foofa nga ñuy galgale bay moo nga dem tëddi nelaw te xam ne foofa doonu fa galgale ndax bu dul man it ñi ma bokk nekk assemblée mais bul fàtte ni ci biir groupe bi am na fa ay député yoo xam ne ñu yàgg nekk ay député ñoo am xam-xam ci wàllu lii ci biir groupe bi lañ bokk ku mel ni président Pape Diop ku mel ni Mamadou Diop Decroix ku mel ni Mamadou Lamine Diallo Varé Sarr ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen mais ñooñu ay député lañ yoo xamante ne aussi code bi li ci nekk lépp xam nañ ko. foofu laa bëgg a waxee ak yow justement ñooñu am nañ expérience Pape Diop mos naa jiite sax assemblée nationale boobu. wax nga Mamadou Lamine Diallo wax nga Decroix est-ce que jiite ñu ni mel yomb na. xam nga jiite ñu ni mel yomb na yomb na ci ab côté ndax ñoom ay nit lan ñu baax ñoo xam ne fu ñu toll dañ may conseiller di ma jàppale vraiment nekk ci sama wet encadrement moo tax amul leen lu may ragal. parce que li wér ci wóor mooy am na ay boromi xam-xam yoo xamante ne maa ngi ñoom ñoo bokk groupe bi te am nañu expérience te danañu ma jàppale am naa yi tamit ay boromi xam-xam yoo xamante ne nekk nañu ay président groupe parlementaire ay yoon comme ay président Doudou Wade ñooñu danañu ma jàppale ak ñeneen ci parti bi ñoo xam ne yàgg nañoo nekk ay député kon jàpp naa ne ak ku mel ne président Babacar Gueye ak ñeneen kon jàpp naa ne man amuma problème yooyu. yow daal am nga ñu mën a tuddee assistant parlementaire même sax. bu seen fonction wante xam nga nee naa la am naa ñoo xamante ne am nañu expérience te ñooñu danañu ma jàppale ma booleeg la ma am ak la ma xam bu boobaa jàpp naa danaa def sama kem kàttan ba danaa def loo xamante ne jàpp naa ne sama bëgg-bëgg daal mooy danaa fi def loo xam ne ñëpp danañ xam ne liggéey naa fi liggéey bu wér. sëñ bi est-ce que yow mënun laa considérer maanaam un président par défaut li tax mooy wax nga sànq maître Madické Niang moom moo am jafe-jafe ak Abdoulaye Wade daal di dem ñu daal di lay jël tànn la. xam nga bala ngeen ma jàppee président par défaut da ngeen di bàyyi ba gis ci man ay défaut mooy ngeen bàyyi ba ma doxal. xëy na dama bëgg wax ni ñàkk pexe tax xëy na ñu fa la waaye bu ma dikkee jubóo woon ak Abdoulaye Wade doo ko nekk. non nañu bàyyi ba ma dox su ma doxee ci la ñuy doog a xamee mais tant que doxaguma mënu leen maa calcul ci président boo xam ne dañ ko indi ci nii wala ci naa. nañu bàyyi ba ci kanam rek ma dox wax quand même démission maanaam Madické Niang lim dem moom moo tax nga nekk président groupe. waaw parce que man nee naa la mosuma soxla président groupe parlementaire sàkkuwuma ko mosuma koo laaj président Abdoulaye Wade moo ma xool ma doy ko mu jox ma ko te jàpp naa bi ma koy jox gis na ci man lu tax mu jox ma ko loolee nag laa fas yéene fexe ba def sama kem kàttan ba yaakaar bi mu am ci man yaakaar boobu ma fexe ba yaakaar boobu du tas. ñu bëri li tax ñu wax ko mooy li nga nekk wax nga ko sànq département Mbacké bi nga xamante yaa nekkoon tête de liste ba ngeen gañe ko PDS am fa doole lool bañ ngeen ñàkk lu ni mel ñu bëri moom moo tax ñu jàpp ni moo tax Abdoulaye Wade jox la ko d'autant que Madické Niang aussi fa la yaakaar moom mi nga xamante ni leen day nekk candidat. non du loolu président Wade bul fàttee ni bi ñuy tànn man lañ tànnoon def ma tête de liste bu département Mbacké loolu bu ko fàttee. beneen bi ci des nee naa la du première fois may nekk ci liste département Mbacké ndax nee naa la 2012 nekkoon naa département Mbacké gagné Touba perte 2014 nee naa la nekkoon naa tête de liste ci liste
bu conseil départemental bi yàlla dogal man ak ki ma ko àndaloon muy sëñ Fallou Mbacké mu jiite majoritaire ma jiite professionnel bi ñu demee élection ñu gagné département Mbacké mu nekk président ma nekk premier vice président ministre Moussa Sakho nekk deuxième vice président yàlla dogal avant ñuy ñëw ci élection législative ñoom ñaar ñu dem ma continuer diriger liste bi gagné département Mbacké ni ma def nag ba gagné département Mbacké politique foofa ba gagné ko département Mbacké ak commune Touba mës a tegi ci loxoy Macky Sall parce que président Macky Sall ba léegi mësul a gagné commune Touba na ma def nag ba jaxasoog samay mbokk mën a waxtaan ak ñoom dox ba agsi fii jàpp naa ne noona laay def ba danaa def sama kem kàttan ba danaa wane loo xam ne. est-ce que loo woon noonu du woon ni ndax am na keneen koo xamante ni moom it ñëw na fa entre temps muy Madické Niang moom nga wax nekkoon fële ca Touba est-ce que yaa ngi moom déjà combat bi ndax tamit ca Touba. xam nga nee naa la département Mbacké mi ngi ci loxoy PDS mi ngi ci suñuy loxo te li ma gëm mooy élection bu ñëw danañ ko gañ. ak Madické mooy. non président Macky Sall mu ëpp doole ñëpp ca président Macky Sall élection yi fa ñëw yëpp dañ koo gañ. mais Madické bëgg nañ ko fa. duma si commentaire. élection yi mi ngi ñëw yàggatul bu ñëwee kenn ku ne. da nga xam ne non amuñu benn problème. parce que toujours li ma leen di wax rek suma xarit la yàlla moo dogal ñu nekkoon ci biir PDS mu nekk suma xarit man nag ku ma xam-xam ne militant PDS la député PDS la yàlla dogal bi nga xamante ne nii tey lii am na yi tamit yàlla dogal président Ablaye Wade wàññeekuwaat joxaat ma groupe parlementaire bi kon toujours li ma leen di wax rek mooy suma xarit la donte bokkuñu position waaye moom suma xarit la nit nag kenn ku ci nekk nag parti yaay tànn li nga xamante ne moo dal sa xel nga def loolu. ay jéego yoo ci dox ci diggante ak Ablaye Wade ngir mu defaru la. waaw dox naa ci ay jéego ndax tey jii nii dama doon dox bu fekkoon suñu borom dogaloon na mu sotti kon tey ji du ma nekk président groupe parlementaire. ndax sama bëgg-bëgg moo doonoon man ak Cheikh Abdou mi sama rakk bi ak Mamadou Diop Decroix ak député Moustapha Diop ànd nañu dem ci xalifa général des Mourides dem nañ seeti sëñ Moussa Nawel seeti nañ kilifa yu bari waxtaan ak ñoom. ngir bëgg ñu waxtaan diggante Abdoulaye Wade ak Madické pour ak juboo am ngir mu des ci groupe parlementaire mais aussi mu des ci biir parti bi comme nam daan doxee mu doxee noonu mais yàlla dogal la nga xamante ne moo ci am ca ba tax Madické démissionné moom it aussi président Abdoulaye Wade bi mu démissionné ba am ñaari fan ci la ma woo ne ma groupe ba kat yow laa ko jox nii la demee. est-ce que quand même du am maanaam njeexital surtout PDS ci wàllu conséquence bu mën a indi PDS jafe-jafe boobu. xam nga PDS moom yu mel nii yàgg na koo dal ci mësula am problème moo tax ma jàpp ne duñ am benn problème li ma gëm mooy élection bu ñu ci àggee danañ ko gagné bu rafet. ndax boo seetloo élection yi jàll ni nu gagné woon rek noonu la ñuy gagné bu soobee yàlla. mais sëñ bi quand même li indi problème bi gis nañ ko mooy mbirum plan B candidature Karim Wade bi Madické Niang loolu la sulli mais li jaaxal ñëpp mooy. yow mii sulli woon nga fi coowal plan B bi gis nañ fi lettre boo xamante ni le 2 septembre ngeen ko bind adressé ko président Macky Sall Thierno Birahim Thioban moo ci jiitu waaye yaay deuxième personne ba nga xamante ni signé na lettre boobu loolu nu mu demee. xam nga lettre ba jàpp naa boo ko liiree waxuñ ci plan B ñun li ñu wax président Ablaye Wade mooy lettre bi mu xool su fekkente ne Karim mënul ne candidat ñu xool na leen lu ñu def. waaw mooy non attends non bokkul ak plan B. plan B beneen pexe yéen a ngi xalaat beneen pexe. non beneen pexe. waaw mooy plan B lettre boobu Thierno moo ko bind bi mu ko bindee won ñu ko ñu xool ñu ne envoyé ko président Wade ñu envoyé ko président Wade mais du question ne dañoo contesté Karim Wade parce que Karim Wade ñun ñoo ko taboon ci congrès mais li ñu bëggoon jamono jooja mooy Karim Wade ñibbi si Sénégal ñu ñëw ànd ak moom def campagne jëlee fi président Macky Sall. ndax wax naa la ko léegi boo xoolee sama déclaration ci date boobu jàpp naa Mbuur laa ko defee lan laa wax président Karim Wade ku ko tee nekk ci ay ku ko tee bokk ci ay élection du am Sénégal te li wér ca wóor mooy suñu candidat danañu ko imposer Macky Sall dana ko accepter ci nii wala ci na am na contradiction parce que bu fekkente ni yaa ngi ne Karim Wade force day nekk candidat te tamit nga bind lettre Ablaye Wade ngir bu dee mënta nekk candidat ngeen seet pexe loolu paradoxe non mais xam nga politique toujours dama lay wax ne la dafa bari ay galgal ci biir xam nga lettre boobu nee naa la signé naa mais jusqu'à présent lettre boobu man tiimuma ko woon signé wu ma it astafurlah signé wu ma lettre bi sama tur mi ngi ci. sa tur mooy signé nga non mais dafa naa sama tur ngi ci est-ce que xam nga baax ni ma la. waaye boo xoolee fa ñuy signé tiimuma lettre bi liir ko signé wu ma it ci biir lettre bi ñu ko envoyé Ablaye Wade yónnee nañ ma ko waaye nag liiral nañ ma ko ma dégg. ba ma déggee non dafa naa ba ma déggee xalaat bi it ma ne leen yónnee leen ko Ablaye Wade
waaye ba ñu koy bindit binduñ ko woon pour presse bi jot ko dañoo bindoon Abdoulaye Wade laaj ko ab xalaat xaw ma nu ñu def ba presse bi jot ko. publier ko moom ba muy tontu dañ ko def ci presse Abdoulaye Wade bi muy tontu tontuwuñu xam nga Abdoulaye Wade bi muy tontu aussi tontuwuma man di bokkuma ci man tontuwuma. kon kay bu dee délit la li Madické def nga def. non xam nga Madické dafa nànk Madické du leetar ba la Madické problème mu groupe parlementaire la ak candidat mooy président Abdoulaye Wade dafa wax ne Madické pour mu jiite groupe parlementaire il faut mu retirer wu ci candidature am ca Madické it nee na mënta retirer wu ci candidature am da koy doxal loolu moo waral Madické démissionné delloowaat groupe bi président Abdoulaye Wade noonu la demee mais bu leen boole ñaar yu bokkul. mais dafa sulli quand même mbiram alternative mooy li ngeen wax ci lettre bi daanaka moom après la assumé waxaat beneen lettre boo xamante ne yónnee na ko Abdoulaye Wade nekkutoon seen ginnaaw alors que Abdoulaye Wade. non li muy tontu daf ne. Madické moo nekk seen ginnaaw déedéet loolu itam danaa ci wax ndax Madické mësul a nekk suñ ginnaaw lettre ba de man bañ may wax booba Madické yëgu ko mësuma yëg ne Madické yëg na ko man jàpp naa bi réponse bi ñëwee peut-être Abdoulaye Wade wax ko man foofu la ko yëgee man jàpp naa yëgu ko woon. wax dëgg yàlla donte nag. jaar na yoonam nun ñu jaar suñu yoon waaye nag nit ku nekk da nga laloo sa loxo ndeyjoor man de li ma gëm mooy yëgu ko daal man loolu laa jàpp kon mbiram alternative boobu ca lettre moom teg nga ko ci suuf alternative ca lettre ba kooku mosuñ koo jàpp proposition la rek bu ñu def laaj la bu ñu def Abdoulaye Wade question la mais du loo xam ne dañ koy jàpp ba ñu ko laajee it lam ñu tontu leer na la mu ñu tontu it gëm nañ loola ca loola lañ ne suñu bëgg-bëgg mooy xeex ba Karim Wade ñëw bu ñëwee ñu ànd ak moom xeex jàkkaarloog Macky Sall imposé ko candidature da koy nangu par la force wala bu ko nangul moom ci boppam Macky Sall du nekk candidat loolu rek la c'est clair. loolu garaaw na de menace la de. yàgg ngeen ko wax tamit saa yu ko defee yéen bii yoon dana wutee ndax bii mooy suñu combat suñu combat final la bii mooy final bi. bii yoon moom ku mos a gagné benn bataille mbaa di nga gagné guerre. bii yoon Macky Sall du rëcc bu soobee yàlla. ci naka dana nangu. xam nga kenn du jëm ci ab xare di wax nii lay xeexee da ngay bàgg ci ab mais ko yàgg wax non mais dana wutee kenn du jëm ci ab xare naan nii laay def da ngay bàyyi ba àgg ca buñ ci àggee rek dana leer incha allah. kii jiite combat bi est-ce que dina ñëw déjà ki tax ngeen di mooy nekk ca kanam bu soobee yàlla. kañ lay ñëw mois de novembre dana ñëw incha allahu rabbi séentu leen moo la ko wax waaw. dana ñëw ñëwaat ba léegi ba la ñëw ci question politique yi ba léegi ci assemblée nationale quand même sa présidence bi ni nga ko tàmbalee xam nga xaw nga cee am ay défaite parce que gis nañ ci ku bokkoon ci yéen di Fatma Diop nekkoon député déjà nangu place Pape Diop ba ñu bëri naan hold up la ci poste huitième vice président bu assemblée nationale loolu est-ce que du défaite ci seen groupe parlementaire. non du défaite wax nga ko léegi président Moustapha Niasse moom ci boppam moo doxalul parité ndax jàpp naa ne parité su ñu koy wax dañ naan bureau assemblée nationale. bureau assemblée nationale ñoom suñu bëggee ne président Moustapha Niasse bokkul ci parité bi man dama jàpp ne loolu ku ko dégg sax reetaan daf lay jàpp wax ju yàqu la ndax boo nee numéro 1 à l'assemblée nationale benn tur rek lañ la mën a jox muy Moustapha Niasse kon ka ca war a topp jigéen la war a doon waaye ñoom suñu jëlee Moustapha Cissé Lo toppale ca door caa toppale ab jigéen mais loolu parité amul lan mooy parité góor jigéen wala jigéen góor boo nee Moustapha Niasse numéro 1 numéro 2 Moustapha Cissé Lo ana parité ba loolu amul parité doole rek lañ doxal ca benn nit rek lañ soxla woon a génne xañ ko postam muy président Pape Diop nag def na ko ak honneur parce que as gorit même boo dee ñàkkit nga ñàkk ak dignité def na ko ba mat sëkk. daanaka mën nañu wax ni ñàkkut ndax ka doon remplacé kooku ci yéen la bokk. waaw ci nun la bokk parce que PDS moo ko faloon waaye nag moom proposé wuñ ko woon président Pape Diop lañ proposé woon président Pape Diop nag bi ñu ko proposé majorité bi xeex nañ ko bi ñu ko xeexee nangu nañ ko mais ñëpp xam nañ ne assemblée tey amul parité. ndax boo nee Moustapha Niasse ko ca topp Moustapha Cissé Lo. loolu du parité bu dee violation loi parité bi la est-ce que yéen am ngeen yenn pexe yu ci wàllu droit ngir. pexe yi ñu am weesul lu may président Pape Diop mën na def recours loolu moom waxoon naa ko bi ma génnee ndax nee naa leen président Pape Diop mën na def recours ndax bu demee ci yoon bu fekkee yoon am na Sénégal wax dëgg yàlla war nañu koo mën a dindi ndax ku xam-xam ne parité amul parité moom góor la jigéen wala jigéen góor. président Moustapha Niasse Moustapha Cissé Lo topp ci ginnaawam jigéen door caa topp loolu du parité. léegi soxna si nga xamante ni moom la waa Benno Bokk Yaakaar jàppale ba mu jël place am te mu bokk ci yéen démarche am nu ngeen ko jàngatee. non démarche bi rafetul parce que boo xisee ba nekk ci groupe ñu proposé ko sab nawle
waroo jël kàddu di wala nga yëkkati sa loxo naan jox leen ma ko loolu moom bokkul ci. dafa kontaanul ci yéen wala dafa ànd ak yéen. wala dafa démission wala. non man de li ma jàpp ci PDS la bokk ndax ba léegi ci groupe bi signé na ci biir groupe bi la bokk kon boo xisee ba bokk ci groupe rek war ngaa mën a tënku ci biir groupe bi man loolu rek laa jàpp. waaw mos ber yoonu boppam ci biir assemblée ak si yéen ni ngeen doxalee. ah non mais yooyu du ci dara mais toujours mi ngi ci biir groupe bi comme mi ngi signé ci biir groupe bi rek wane ni ci biir groupe bi la groupe bi rek lañ koy mën a jàppee. waaw booba ak léegi waxtaan ngeen ci yow en tant que président. non waxtaanul ci parce que booba léegi gisee waatuñ ndax booba ba léegi ndaje amul dara amul groupe bi dajeegul waaw. yow lan moo ci sa responsabilité en tant que président ngeen bokk rawatina liste fële ca département Mbacké. sama responsabilité moom ci loolu bëriwul ndax ñëpp xam nañ ne responsabilité bi ñi nga xamante ne ñoo ci am responsabilité maanaam respecté wuñ Sénégal yi respecté wuñu sartu réew mi respecté wuñu règlement intérieur bu assemblée nationale respecté wuñ parité ñooñu ñoom ñoo war a am problème ñooñu ñooy majorité bi ndax majorité bi ci boppam ñoo doxalul yoon ndax nee naa la parité mënul am lu may boo nee première jigéen deuxième ba góor la war a doon wala nga ne première góor deuxième ba jigéen la war a doon. leen bokkul ci bureau bi loolu la moom président wax tax il est élu pour 5 ans. bu bokkul ci bureau bi lu tax moom muy présider kon na démissionné bàyyi su fekkee moom bokkul ci bureau bi bu mu présider te na dem yoonam ah kon président assemblée nationale gi ñu koy woowee waratuñ ko koo woowee. léegi nag jamono ji groupe parlementaire bi nga jiite ñaati député nga jàpp ni ñoom fidèle nan te dinañ ànd ak yow ci li nga xamante ni moom mooy ci combat bi nga. xam nga groupe bi 18 député la. te nee naa la benn nit moo fa yëkkati loo xam ne daa bëgg doon candidat. ma dikkee léegi parce que daanaka. waaw même ma dikkee sax groupe bi yoon bi ñu koy déposé bi ñu ko indee turam nekku ci 18 député la 18 député yooyu Fatma Diop boobu ci la bokk ndax signé na ndax bii yoon bi ñu defaraat groupe bi ma dikkee bokku ci signé wul kon bokkul ci groupe bi 18 député la 18 député yooyu jàpp naa ñoom ñëpp ñu ngi tënku ci groupe bi ndax toujours maa ngi wax ak ñoom. donte gisuma leen par téléphone léeg-léeg am ñu ñëw ci bureau ba ñu toog ñu waxtaan tey ci démb bi ñuy def commission yi ñu ci bari ci ñoom ñëwoon nañu bi ñuy taxawal bureau commission yi actuellement maa ngi jokkoo ak ñoom ci membre commission yi kenn ku ci nekk ba xam ban commission la bëgg a dugg ak commission yi kenn ku ne fu muy bokk daal ci ban commission. ci naka nga bëgg a marqué yow sa passage maanaam li nga nekk président de groupe muy loo xamante ni daanaka mosul am ci Sénégal. nan ngay def fii ci taarix mën a jàpp li nga xamante ni mooy sa jaar-jaar foofu. première li jiitu mooy sama diggante ak député yi nga xam ne ñoom laa ko séqal ouverture totale boo xam ne danaa ko am sama diggante ak ñoom kenn ku ci nekk ma xamal la ne la groupe bi sa groupe la jàppal ne comme ni ma ko jiitee noonu nga ko waroon a mën a jiitee kon jàppal ni mbir mi sa mbir la. beneen bi ci des mooy ci wàllu liggéey fas yéene naa def sama kem kàttan pour liggéey fa loo xamante ni ñëpp danañ xam ne liggéey naa fi liggéey bu rëy. ci taxawu askan bi ndax nun démb ak bërki démb bi ñu nekkee député simple ministre bu fa mas a ñëw rek taxawaay ba war def nañu ko mooy waxal askan bi seeni doléance ministre bu mas a ñëw rek jël nañu kàddu défendre askan bi indil ministre boobu doléance su askan bi lépp loo xamante ay yàqu-yàqu la yoo xam ministre booba def na koy taxaw nañ wax ko publiquement ñëpp dégg amun ci lenn loo xamante amul doole daanaka sa kàddu kenn du ko dégg. mais am nañ fa doole ndax bu ñu amee groupe non inscrit ya ne fa opposition am nañu doole ndax damay faral di wax ne. en face dafa am majorité mécanique bu fa damay faral di wax ne qualité moo gën moo gën nu ñu koy waxateeti quantité maanaam lu baree bari lu tuuti ca am xam-xam dëgër li ñuy wax ñu xam ko ba pare aussi bëgg seen réew moo gën bari ca la ñuy wax xamuñ ca dara ca la ñuy def it xooluñ ci njariñu askan bi lu may njariñu benn nit muy président Macky Sall. waaw gis na la quand même sa passage li nga fi jot a def bu ñu doon def sa bilan ci 1 an bi mooy ay attaques personnelles yoo xamante ni da nga koy def jëmale ko ci ministre yi fay jaar bi ci gën a ràññee ko mooy ba ñu voté parrainage bi ak Ismaïla Madior Fall ak ay mots yoo xamante ni xawoon naa ñagas sëñ bi. xam nga ku ma xam-xam ne du ma attaqué nit jëfi nit laay attaqué ndax attaque personnelle mooy xas nit. lan ministre de l'injustice. non mais attends mais li ma wax lépp dafa nekk justice amatul Sénégal tailleur de la constitution xam nga wax naa ko
nit ki nooy ñëwee conseiller président Macky Sall ne ko sa kàddu constitution bi moo ko ëpp doole 7 ans ngay toog président Macky Sall lu toog 7 ans ñu demaat ba mu yàgg nga ñëwaat daal ne président Macky Sall sa kàddu moo ëpp doole constitution bi sensé ko dugal parrainage loolu mooy attaque personnelle. loolu du attaque personnelle. justement parrainage boobu. parce que loolu. mais parrainage mujj na am te yéen a ngi ci. attends loolu du attaque personnelle ndax man dama jàpp ne nit ki lu mu gëm daf ko war a gëm continuer di xeex loolu waaye tey lii mooy dëgg tey bu subaa nga ñëw daal ne la woon fee dëgg tey du fii dëgg loolu yooyu gëm-gëm baaxul te yooyu dañ ko war a xeex mu jógee ci Sénégal ndax loolu ëllëg ndaw yi suñu màggee. gis loolu gàcce lay doon. mais parrainage bi sa nji li ma la doon wax yaa ngi ko doon xeex mais mujj ngeen ko nangu yéen a ngi ci terrain bi di collecter ay signature. xam nga ñoo ngi koy def ndax li tax ñu ngi koy def mooy forcer nañ majorité ba voté ko dugal ko ci loi bi bu boobaa loi lay doon kenn sañatu koo bañ a def. fu ngeen ci toll yéen surtout ca Touba. ci Touba ñu ngi ci parrainage bi ak doole ndax ñëpp xam nañ ne Touba seen candidat Karim Wade la ñëpp xam nañ ne Touba PDS lañu. ña ngay parrainé bu baax ba tax na actuellement fii ne am nañu ay chiffres yu am solo yoo xam jàpp naa ne actuellement démb ak tey ñi ngi ci di ko compter di ko xayma pour xam ñaata la te jàpp naa ne fii ki fan danañ leen wax département Mbacké li mu am. est-ce que kon yow ndomba tànk gi maanaam président groupe parlementaire bi dafa la gën a jox doole ngir nga wàcc ci terrain bi rawatina defante ak régime bi nga xamante ni moom moo fi nekk. waaw xam nga man naka jekk muy ndomba tànk muy ñàkk a ndomba tànk na ma defoon ba gagné leen ca yoruma woon ndomba tànk jàpp naa ne su ma yoree ndomba tànk damay gën a renforcer. pour ma gën a am situation bi changé na de. non situation bi du changé mooy li ma la wax rek président Macky Sall musul a gagné Touba département Mbacké perte na ko 2014 68 conseillers la ñu am ñun waa PDS APR am 11 conseillers départementaux élection référendum. 82% la ñu gagné département Mbacké ñoom ñu am 18% ñu dem élection législative ma am 50 000 voix ñoom ñu am 37 000 voix kon boo xoolee ca malgré yàq nañu xaajub électorat bu Touba voté wuñ électorat bu Touba xaaj bi voté wuñ sa loxo génn ci woon parce que ah non ñu delloo ginnaaw sax ci saccage bureau de vote yëpp ba sax ñu jàppoon leen ci. non xam nga leer na nañ ndax man bi ñu ma toppee man ak ñi ma àndaloon procureur daf ñoo mujj seetal ne amul lenn lu may toppee comme procureur daf ma seetal ne amul lenn lu may toppee loola jàpp naa doyoon na sëkk waaye dinaa leen joxaat leneen bureau yoo xam ne da nga koo gagné ak 75% 2014 élection maanaam ñu demaat référendum nga gagné ko 82% boo demee 2017 yow 2016 nga gagné ko 82% 2017 di ñëw loo jàpp xanaa dama yokk gagné ko 90%. kon ki nga xamante ni moom moo fa amoon 18% man ma am fa 82% kan moo am intérêt yàq foofu. mais ci diggante bi nañ ko wax parce que moo tax man la situation mën na changer ci wàllu réalisation quand même boo xoolee. président Macky Sall am na ay jéego yu bëri yoo xamante def na ko Touba ba kilifa diine ya fa nekk daal di koy remarqué rafetlu ko. xam nga loolu li ma la ciy tontu rek mooy résultat yi na mu génnee ca Touba moo lay wan ne la moom bu demoon doo am dara ndax bureau de vote benn bureau de vote dama fay am 300 nangam. moom moo am fa zéro. léegi ñu jëm ci 2019 bi xam nga loolu sax passé na. mais ñu jëm ci 2019 li nar a changé situation bi ak ay réalisation fële ca Touba. yan réalisation dafa Abdoulaye Wade def asaka ja defu ko fa ndax président Macky Sall dara la fa def. loolu yaa ko wax de mais. kilifa diine ya fa nekk ak ña yor mairie ba ak ay autorité waxuñ ko. xam nga tey jii boo jëlee bërki démb rek fi ma demoon doon def tournée muy Kër Niang bassin boo xam ne président Abdoulaye Wade moo ko fa defoon. muy bassin bi nga xam ne ndox par exemple exemple bi gën a kii boo xamante ne source de vie la comme ni ko waxee am na ay efforts yoo xamante ne non dinaa ñëw foofu. ak assainissement projet non dinaa ñëw foofu. xam nga fi may njëkk a ñëw mooy assainissement bi boo xoolee tey Touba mooy deuxième ville du Sénégal ca ba léegi sii amagul assainissement bu baax ndax tey jii boo jëlee tey Touba tey màggal gi bala ñoo dem ay at ci kanam màggal gi day nekk ci digg nawet. ca bu boobaa fekk Touba amul assainissement bu boobaa ku ñëw Touba ci biirum ndox ngay jaar ci biirum ndox ngay ne. ñëw na fa ci xam nga man gëmuma ko li ma gëm mooy dañoo jëm ci ay élections yi rek ñoom ñi def politique bëgg a nax population bu Touba mais population bu Touba moom kenn mënu leen a nax
ndax président Macky Sall toog na fi 7 ans defu fa dara kon bu ñu demee ba jëb ba ay 3 mois des élections mu ñuy dig naan ñu dana def assainissement Touba loolu wax ju yàqu la. ndox waxoon naa leen ko nee naa leen boo xoolee Touba forage ya fa nekk président Abdoulaye Wade moo ëpp lu mu fa def 14 forage la fa def président Macky Sall bi mu toogee léegi benn forage la fa def ca forage ba baaxul ndax fa ñu ko bënn. ndox moom déggatul waa taxawal loola la ko waral mooy forage ya fa président Abdoulaye Wade defoon waaye bu fekkee jëmmi président Macky Sall benn forage la muy forage boobu nga xamante ne moom la ñu tuddee forage Sëñ Saliou ca forage ba bu mu ko bënnee actuellement fii ne forage ba amatul ndox dafa tëj kon xam nga kon defu fa dara yëmatul foofu nag mu taxaw ne léegi ndoxu Touba bi nañ ko jox pour mu jox ko SDE pour SDE di fayeeku population Touba ndox loolu non kay loolu moo indi woon ndax Mansour Faye ci boppam moom moo wax loolu Assemblée nationale boo déggee suñu coow la ak moom Assemblée nationale loolu rek la woon ndax dafa taxaw ne Touba day fay ndox ñu ne ko nag Touba du masa non attends c'est juste ay hypothèses yu ñu joxe ngir jafe-jafe yu mën a dañ comme dëkk baa ngay màgg demande bu forte moo taxoon ay xalaat la yu jib xam nga dama jàpp ne nit bala nga koy fay loo da nga fay def dara ndax dëkk bu am ñaar fukki forage ak juróom-ñett yow benn forage nga fa def ca forage ba sax baaxul amul ndox nga wàññeeku andi leen seen forage yi nga xam ne taxawal ay forage yoo xam ne ay taalibe Serigne Touba ñoo ko defar ndax boo xoolee Touba am na lu mat 7 forage fii may wax ak yow yoo xam ne ay taalibe Serigne Touba ñoo ko bënn mu doon ñaar fukki forage ak juróom-ñett ak juróom-ñeent sax ñu koy bënn boo xam ba neen taalibe Serigne Touba jëlaat na engagement di bënn benn forage boo xamante ne ba tey balaa yàgg dana li opposant fi mu toll non non li may wax du ma wax waxu opposant ndax li may wax waa Touba ñi ngi may déglu te ruus naa di wax loo xamante ne aussi nit ñi bu ñu ko déggee ne lii nangam président Macky Sall defu fa lu bari loo xamante ne par exemple beneen bi ma lay jox mooy pour ñu gën a jëm ca kanam ñi ngi jëm par exemple ci Touba autoroute Ila Touba bi sax dañ koy ubbil nit ñi muy diggante Ndakaaru ak Touba loolu également ngëneel la ci dëkk ba xam nga autoroute Ila Touba nit la ay nit yoo xam ne dañu am seen alal di war a investir dañuy xool fa nga xam jàpp nañ ne bu ñu ko fa defee rek mu dox foofu rek lañ koy def ndax tey jii nii man dama gëm ne su fekkonte ne dañu gis ne maanaam Dakar Ndar moo gën a dox ñu yóbbu ko Dakar Ndar mais autoroute boo ko dee def di investir di wut xaalis da ngay fexe ba boo koy def boo ko jëlee ci capital bi gis lu mel ni dëkk bu mel ni Touba nga xam ne nga xam ne jamonoy màggal ak bu dul màggal li muy recevoir ci ay nit day bari loolu moo waral ñu indi ko Touba woon ci nguur gi defu leen ko te xamoon ngeen Touba ci wàllu économie li muy dugal ci màggal gi rawatina bari na waaw foofu lay ñëw taxawal su ko defee am na mérite non mérite bi bëriwul ndax ñooña tey bu ñu gisoon ne bu ñu ko indee Touba du ñu am xaalis duñ ko indi Touba ndax tey yaa ngi wax nii tey autoroute bi man jàpp naa bokk na ci li tax président Macky Sall def ko fa mooy jàppale waa Fuuta ndax tey jii képp kuy demati Fuuta du too jaareti Ndar mais Touba ngay jaar xam nga loolu beneen affaire la politique la nga taxawal politique la pour Fuuta ndax tey jii non déet non waaye dana yombal dem Fuuta ndax tey jii ñiy dem Fuuta jaareetuñ Ndar fii la ñuy jaar ndax bu ñu waree def fee ay 400 kilomètres wala lu ko bu boobaa dañuy jaar si Touba mooy gën a néew sëñ bi kon ni ñu gis ni yaa ngi koy wax ci wàllu autoroute bi mais ñi nga xamante ni dinañ màggale ren dina am ngëneel lu mu def ci ñoom xam nga ne li weesuwul lu may autoroute bi jaar gañ fay jaar loolu baax na waaye nag toujours li may wax rek am na lu des ndax tey jii boo gisee tey lii nga xamante ne tey mooy train bi nga xam ne da daan ñëw boo jëlee ku mel ni sëñ Modou Moustapha li mu daj xëcc raay bi jëlee ko Njaaréem indi ko ba Touba tey yii tey ñu wàññeeku ne tey train bi du ñëw loolu dama jàpp ne saboté yoonu murid la waaye aussi saboté waa Touba ndax nun est-ce que sabotage non attends am autoroute boo xamante ni gratuitement ku ca jaar doo gratuitement mais nit ñëpp mënuñu dugg ci oto yi train dafa war a am continuer di am nam daan amee problème mu sécurité lay posé déedéet loolu amul problème bi yëpp si ñoom la ndax lan waroon na def suñu ko defoon problème de sécurité du am ndax bi màggal bi jub see gàmmu jub si waroon nañoo préparer train yi defaral ko réparer ko defar ko ba mu baax waaye jubluwu ci lenn lu may kaay leen maanaam train bi bu mu dem su ko defee nit ñi nan jaar ci autoroute bi pour ma politiquer ko pour que ku jaar ci autoroute bi man ma jàppale. waaye soxla dem Touba maanaam jóge Dakar wala ci gox-goxaat yi daa perte temps bu bari bu dee am nga autoroute boo xamante jaar nga fa ci temps bu gàtt nga dem loolu sëñ bi xëy na yow député nga am nga ay moyens mais ñeneen ñi amul moyens yi nga am xam nga autoroute bi nit ñi mën nañ caa jaar waaye wax naa leen ne leen ci kanam tuuti ku fa jaar da ngay fay ca bu boobaa la ngay fay boo xoolee boo jógee Touba wala nga jëm Dakar am na nu muy demee su fekkee
tarif yi nga xam ne moo jot a am moom lañ tarif yooyu lañ appliqué ci diggante bi bu boobaa pour nga dem Touba aller retour lu mu néew dana ëpp 25000 ca 25000 boo ko defee ci oto bu ndaw. dana la moom fixé guñ waaye dama ne su fekkee tarif yi la comme diggante fii ak Mbour li ngay fay nga calculer ko yóbbu ko Touba bu boobaa la mu lay jox day ëpp 10000 ca bu boobaa léegi boo ko boolee mën naa nekk ay 25000. su fekkee non attends tarif yi génnagul aller retour non dama ne laax bu fekkee tarif yi lii nii ñu njëkk a defar ni mu seere su fekkee lee noonu lay seere bu boobaa la nga cay def su jegee 25000 su nekkee sax 15000 sax am na oto yoo xam ne boo defee 15000 dem Dakar ñëw bu boobaa ñooñu du ñu jaar ci autoroute bi dañuy jaar ci tëli route nationale bi dem doxi seen yitte Dakar ñibbiwaat ci seen 15000. président dafay dem parce que ñu ngi waajal màggal gi semaine bi sax lañ ko fay xaar fële ci Touba dafa am noo ko fay teeru wala di nga bokk ci accueil bi. non man mosuma teeru président Macky Sall du ma ko teeru ñaareel ba it li ma gëm mooy population bu Touba duñ génn duñ ko teeru ndax Macky Sall moom population bu Touba dañoo génn ci moom. lu tax li tax mooy dafa deful dara wax naa la ko léegi. loolu yow yaa ko wax maa ngi lay wax sànq ne la am na ñoo xamante ne xam nga wax nga ko léegi boo xoolee tey jii Touba bi mu faloog léegi du assainissement bërki démb la ñuy doog a dikk assainissement li gën a yomb muy bassin bi nga xamante ne moo nekk Kër Ñang nga xam ne ni ndoxu taw ya fa lay dajee nga xam ne mooy bassin bu njëkk bi nga xam ne dañoo war a am benn tiwo deuxième tiwo boo xam ne moo war a jëlee ndox mi Kër Ñang yóbbu ko ci deuxième bassin ba nekk Daaru Rahman 800 millions dong la nun ba ñëwee assemblée ba léegi ñoo ngi koy wax état du Sénégal lànk nangu koo jënd ba bërki démb ci taw bu bari boobu bassin boobu dafa toj bu Kër Ñang bi dugg ci kër nit ñi ba nangul fa lu toll ci juróom-benn fukki kër yoo xamante ne seeni borom ndox mi da ko nangu loolu du ko gën a ñaaw. mais xëy na travaux yi bu paree coppi dana am ci Touba ba léegi ñu des ci présidentiel bi maa ngi koy wax sànq comme yaa nga ci assemblée nationale léegi tey marathon budgétaire bi commencé gis na ni exercice 2019 bi ëpp na 4000 milliards. est-ce que dina voté budget bi. budget bi nun danañu ko càmbar suñu ko càmbaree xool ko ndax toujours wax naa leen ko budget bi jàll li waral wote wuñ ko comme bee day ñëw. ca gisagun ki bëgguma ci yow prononcé wu lu bari mais bii jàll li waral voté wuñ budget bi mooy dañu gis ne budget bi li ci ëpp lépp xaalis la rek yoo xamante ne dañu koy préparer pour élection mais amu ci lenn loo xamante ne lu jëm ci askan bi la lu ci bari ci ay poste rek la jëm. bourse familiale non bourse CMU bi. CMU bi ak bourse familiale yëpp am ay problème ca xaalis yi ñoom dañu koy génne voté ko assemblée nationale mais askan boobu mu war a dem du ci dem ci lan lay dem ay militants APR. ak di ci jënd ay parrainage xaalis bi loolu rek lañ koy doy mais ñëwal Touba boo ñëwee Touba kay parrainage ñoom dañ koy jënd dañuy ñëw ne la boo ma signalé ma jox la xaalis. nga teg ci sa bët. ay man teguma ko sama yëpp mais samay nit teg nañ ci seen bët di ko gis waaw jënd parrainage loolu la ñuy def waaw. yow nag en tant que président nga xamante ni moom mooy président groupe parlementaire bi comme ni ñu ko waxee sànq bu fekkente ni kon dañuy voté budget bi nga ne da ngay xaar ban càmbar ko parce que doon ko xool mais yokkute gis nañ ko ci quand même ci budget bi. xam nga budget prévision rek la nekkul loo xamante ne ay yokkute la xalaat la rek war na maa mën a am lii ndax budget bi jàll ni mu tolloon mais amul lool. amu ko mais des fois am na xëy na am na ñoom fu ñu jëlee seen ressources yi ñoom état bu Sénégal xam nga man wax naa leen ko ndax nee naa leen président Macky Sall war naa jégalu Sénégalais yëpp ndax bi mu jëlee Sénégal ak tey dafay nekk di diggaate rek li ñuy wax ay 4000 milliards ay nangam ay chiffres la tey jii boo jëlee tey wàllu économique bi lépp tayle na ko tey jëlal lii nga xamante ne mooy maanaam fer acier ba nekk ca Falémé mi ngi nii bërki démb bu jox na ko Turquie ca contrat ba léegi kenn gisu ko kenn gisul contrat bi deful appel d'offre deful dara dafa jékki-jékki rek jox ko Turquie ca kenn xamul lan moo làq ko ca ginnaaw boo jëlee tey ji suñu gaz bi fi gàcce gën a amee taxawal mbiram fer boobu dañ ci taxaw parce que mooy entreprise boobu bi naan Tosyali nekk entreprise turque gis Tosyali waaw léegi yow dafa am loo ci démarche yoo ci def ngir mu leer parce que solo aussi mooy contrôler li naan action xam nga Tosyali ab société la boo xamante ne ay turc lañ waaye bokk na ci société yi nga xam ne américains yi dañu jóg di ko xeex ndax ñoom dañu ko jàppee seenum noonu kon tey su fekkee président Macky Sall dafa jël tey ji fer bi Falémé jox ko ci contrat yoo xamante ne kenn gisu ko kenn xamul contrat ya lan la loolu war na tiital askan bi ndax bu boobaa américains yi dañuy defum noonu baneen ba ca topp seen intérêt la ñu xool Sénégal aussi bu dee gis na ci déedéet non intérêt Sénégal nekku ca bu ca nekkoon dama jàpp ne war nañoo mën a publier contrat yi ñëpp teg ci seen loolu solo la yow en tant que député nga exiger ñu publier ko xam nga li waral ma
man danaa demander assemblée nationale pour ñu publier ko ndax li nu daloon bërki démb ci gaz bi loolu du nu dalaat ndax umpale wu leen ne gaz bi keroog bi ñu ko indee assemblée nationale contrat yi ba léegi kenn gisu ko dañ ñoo wax rek 50% Sénégal 50% Mauritanie provisoire ba léegi si fi ne député majorité yi wote nañu ko majorité bi mais xamuñu contrat ya lan la gisuñu contrat xam nga loolu nax sa askan mënut a weesu lool. kon la taxoon en tant que député est-ce que la taxoon ñu fal leen ci assemblée nationale def ngeen ko. non defuñ ko parce que pour nga def ko mooy yow ci sa bopp li nga xamante ne nii mooy bépp luñ la indil bala nga koo voté war ngaa gis contrat ba ndax yow askan bi nga fa nekkal te nit du voté lu mu gisul ci assemblée nationale contrat ba dikku fa te dafa waroon a ñëw ñu gis ko xam ne kat 50% mooy moom la Sénégal am 50% Mauritanie waaye dañoo bind rek ci këyit bi rek 50% Sénégal 50% Mauritanie provisoire ba nekk ca ginnaaw nag yéen comme man xamuma tubaab yéen ñi jàng tubaab lan la wundu provisoire mooy lan loo xamante ne à tout moment bu leen neexee ëllëg mën nañ ko sensé kon indi lu ñu vrai contrat ba dañu waroon indi contrat ba kon la nekk ca contrat boo ko li ñu indil moo waral ñu làq baat boobu ci ginnaaw di tooñ ñi lay tooñ ne jàngoo waaw comprendre nañ loolu ba léegi bu ñu ñëwee quand même ci assemblée nationale comme ci ay présidentielles lañ jëm muy foo xamante tamit lieu la bu nit ñi di exprimer li naan seen xalaat et cetera yow dafa mel ni da nga jub ngir bañ a yombal liggéey bi majorité bi foofu xam nga man li ma war groupe bi danaa ko ànd ak groupe bi lépp lu ñu war a taxaw war koo def danañ taxaw def ko du question yombalal leen ak jafeel leen waaye lépp luy ñëw assemblée rek na doon dëgg lépp lu ñu fa indi du dëgg rek danañ taxaw danañ ko càmbar danañ ne lii du dëgg danañ taxaw bañ lool ndax nun askan bi lañ fa nekkal du ñu seetaan mukk Sénégal ñuy jël alalu réew mi. ñi nga xamante ne ñi la jiitu ci poste boobu lu ñu réussirul yow mën nga ko réussir. xam nga suñu borom moom mooy dogal su tuddee ne ci man lay saafarawoo incha allahu rabbi dana saafarawoo ci man ca gëm naa ne danaa ci dox sama kéem kàttan man ak groupe bi ma àndal. ndax groupe bi ma àndal wax naa la ko ay boromee xam-xam ña nga ci wàllu économique à partout te jàpp naa ne ci yëpp ci domaine yëpp kon jàpp naa ne nun ak ñi nga xam ñoo nekk ci non inscrit jàpp naa ne lépp lu ñu bëgg a taxaw ne lii du fi amee loola danañ ci def suñ kéem kàttan pour que loolu du am waaw. am na ñoo xamante ni sëñ bi gis nañ ko biñ la tabbee ñu ne tax amoon nga taxawaay bu xaw a doy waar ba Abdoulaye Wade di bëgg a ñàkk nguur gi nga daan jàng kaamil et cetera ngir mu dem tey ñu jox la groupe parlementaire bi ñu am ci jaaxle. xam nga mooy li ma leen wax rek Sénégal yi moom am na ñoo xam ne dañuy wax ca la ñuy wax boo leen laajoon ne yaa gis dañ naan damaa dégg rek ndax dégg nga ko ni ñu la waxee am na ñu la wax ne la moom mënta bindu turam ñenn ñi ne jàngu tubaab ñenn ñi xamul dara mais lan mooy njàng tubaab man du ma damoon njàng tubaab da nga doon jàng kaamil pour taxawal tuuti rek danaa ñëw foofu comme loolu ma la wax man du ma damoon njàng tubaab parce que samay waajur soxla wuñu woon loolu ci man li ñu soxla woon ci man mooy jàng alxuraan ak jàng arab ak diine man loolu la ñu soxla woon ci man laneen lu ma def maa ko defal sama bopp. loolu waxoon nañu waaw noo taxawal damay ñëwaat non man mënuma liir xam ma dara. non mënuma liir xam nga foofu laay dikkee xam nga ñi mën a taxaw ne la mënta bindu turam suñu taxawaatee ne la moo doon wàccee ay kaamil te fi ne koo tegaloon kaamil ne ko waatal danaan la gisuma ko dama koo dégg koo laajaat mu ne damaa dégg xam nga nañu bàyyi. kon mosoo ko du loo mos a def. non mosul am ndax man su fekkoon kuy jàng ay kaamil laa jàpp naa ay kaamil kenn waru ko jàngal nit di ko ñaanal safaan ndax su fekkoonte ne lu nu sañ a def la kon Macky Sall mi nga xam ne bu ma sañoon tey du fanaan ca palais ba kon ma defal ko nan lay bokkee ak président Ablaye Wade parti muy sama secrétaire général ma koy defal loolu xel mën na koo nangu su fekkoonte ne lu nit sañ a def ci nit la kon ma def comme président Macky Sall mii ndax su ma sañoon du fanaan ca palais ba loolu rek laa la ciy tontu li ñuy wax nag àdduna moom toujours nit bu jógee day am ay noon nit koo gis rek am na ay noonu yooyu nag il faut ñu jóg di jéem a yàq di jéem a wax ay li waaye li am solo rek mooy en tout cas président Ablaye Wade moom laa àndal moom laa jàppale su ne woon bàyyi nañ ñoom politique bàyyi nañ PDS tas nañ ko bu boobaa man ma bàyyi politique man benn parti laa fas yéene milité ci sama dund muy PDS non samee benn parti laa fas yéene milité ci sama dund loolu laa fas yéene bis bu ma demee ba bàyyi ko bàyyi politique man loolu laa jàpp nguur gi est-ce que gisoon nga sa bopp ci sa engagement politique naka jekk ku ma sa am engagement laa ci biir PDS loolu daa nga ci gis sa bopp gis sa bopp bu demee ni ki lan mooy gis sa bopp ay responsabilité ñu jox la ko non man mosuma soxla ñu defal ma ay responsabilité ndax booba sama waajur dafa nekkoon député ma di ko jàppale bi yàlla dogalee mu dem ba 2012 Macky Sall nekk président
jàppale gu ma ko daan jàppale ak daan dox ci parti bi moo waral ñu tabbu ma ci département Mbacké bi ñu ma tabbee suñ borom dogal gëñëwu ma. ci noonu sëñ bi yaa ngi koy wax sànq ci politique bi et cetera ak sa wàllu engagement léegi. seen candidat Karim Wade jàpp ngeen ni moom la te yéen a ngi koy collecté ay signature ñu bëri dañ ne lan ci wàllu droit moom mënu koo nekk ba taxawoon indi fi coow li ak liñ fi doon wax sànq ci maanaam alternative candidature bi nga xamante ni waxoon nañ ko fi sànq léegi est-ce que mën ngeen a jàpp xel ne moom mënut a nekk candidat. xam nga li nu jàpp mooy mun na nekk candidat ndax wax nga ko léegi ci wàllu droit nit koo xamante ne dem na inscrire bindu yàlla dogal bi mu bindoo ministre de l'intérieur xañ ko carte électeur am ministre de l'intérieur amul sañ-sañ ci wàllu droit xañ ab citoyen carte électeur. code électoral bi moo ko xañ. déedéet non bala ngay ñëw ci code électoral xam nga xis na ba bindu ba pare comme bindu na du ministre de l'intérieur moo koy xañ carte électeur am te ministre de l'intérieur moo ko xañ carte électeur am kon xam nga lu foofa droit amatu fa. beneen ba ca topp mooy boo jëlee ci wàllu bu fekkee condamnation la ñëpp xam nañu ne CREI benn nit rek la toppoon moom la tëj ba mu ko tëjee fa la jógee dem tëddi nelaw muy Karim Wade kon boobu tëj valable tribunal spécial amul fenn ci àdduna fii rek la amee te loolu kenn mënu koo def tëj benn nit après nga tëj ko dem sa yoon. est-ce que am ngeen moyen politique ngir pour imposer candidature am. xam nga loola li wér ca wóor mooy dana am. ndax président Macky Sall moo la gën a xam ne su Karim Wade nekkul candidat moom du nekk candidat. sëñ bi loolu wax nga ko am na lu ma la ci waxoon. soxlawul ngay lii loolu daal laa la ci mën a tontu lu nekk ci kanam rawuti bët. incha allah li nu gëm daal dana ñëw dana nekk candidat bu soobee yàlla. màggal gi nag ñu wax ci dimanche bi di ñëw incha allah la ni màggal 18 safar yow nga nekk également kilifa diine ci Touba ñu bëggoon a xam également li nga xamante ni dayoo gi am nañ ko ndax yéen way politique yëpp fi mu toll yéen a ngi teg gët Touba. xam nga du ma wax way politique yi ndax da nga nekk kilifa diine dëkk Touba juddoo Touba màggee Touba dëkk Touba kon mbégte lay doon soo ma laajee ci màggal gi nag Serigne Touba moo joxe woon ndigal la sëñ Modou Moustapha daan ko woote ñu daan ko defee kenn ku ci nekk sa kër maanaam wala dëkk ba nga ne. bi nga xamante ne sëñ Fallou ñëw na ci la wootee nit ñi bis 18 safar bu jotatee ñëpp nañuy ñëw Touba ñu daje Touba amalee ko Touba ndax màggal gu mag gi bu njëkk moo doonoon bis bi nga xamante ne sëñ bu mag bi ci la fi bàyyi ko woon dem ci boromam muy lii ngeen di wax màggal gu ndaw gi mooy bii jàll. màggal gu mag gi nag bi yàlla dogalee sëñ Fallou woote ko woote boobu moo continuer tey jii di am doole ba nga xam ne tey bu waxtu yu jotatee adduna bi yëpp ay màbb bu ñëw waaye politique yi ñoo fa gën a tuuti boo leen xooloon matuñ fa 0,1% kon xam nga ñoo fa gën a tuuti. mais da ngeen fay dem lu ci bëri bu jotee dañuy dem ngir sëñ bi recevoir leen ñu fay def ay déclaration politique. xam nga man jàpp naa ne loolu lu mënoon a ñàkk la ndax dama jàpp ne. Sëriñ Touba bu wootee ñëpp bu ñuy wuy ji dañoo war a wuy ji ci ak taalibe mooy lan dem màggali boo demee bokk ca bernde ya bokk ca njàngum alxuraan ma nekk fa di def lu baax ba nga fay jógee. lépp loo xamante ni nga xamante ni ay doomu soxna ngeen comme ni ngeen ko waxee bokk ci njaboot gi. di yéen a joxe boobu exemple ubbi yoon ba ku nekk fi mu toll Touba di fa def politique. te sëñ bi da koo tere woon. non xam nga ñun danañ fa def politique waaye nag suñu koy def danañu suturaal dëkk ba. jox dëkk ba gëdd ba nga xamante ne du am ay yëngu-yëngu du am dara ndax ay ndaje lay doon yoo xam ne ci biir kër lay doon ca bu boobaa ay jàngal sax la ñuy tekk bu ñu paree mbooloo ma dajee fa bu ñu paree toog déglu ay jàng yooyu wala baabu bu ñu ñëwee bu mbooloo mi toogee ñu tegal leen ay jàng suñu demee nag ba jàng yi jeex nag ñu door a waxtaan ak ñoom ci mbiru àdduna wax ak ñoom it ci lu leen di jariñ seen diggante ak seen borom bu ñu paree nag wax ak ñoom ci lu leen di jariñ seen diggante ak àdduna waaye du doon comme nii politiciens yi di ko defee ci yeneen département yi nga xam day am ay xumbeen nekk fii jaxasoo góor ñi coow li non Touba politique bi du noonu. nun de en tout cas nu rafet lañ koy doxalee doxalin bu rafet bañ koy doxalee jàpp naa bokk na ci li waral askanu Touba gën a bëgg président Ablaye Wade gën a bëgg PDS ba nun élection bu ñëw ñu gagné ko ndax kenn mësul a dégg fitna am fa ñu ne ñan ñoo ko def ñu ne PDS doo ko dégg ay bali fetal bu fa tàkkee wala dara am fa rek à chaque fois. waa APR ngay dégg Benno Bokk Yaakaar. waaw bu dee saccage bi la ñu ne yéen la. non ñu daal di lay bàyyi nga tàggoo émission bi. jeex na mbokk yi tey ñu amoon rek mbégte dalal fii
Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké sëñ bi ñu bàyyi la nga tàggoo ak sénégalais yi. waaw ñoo ngi nuyu mboolem képp koo xam ne yaa ngi seetaan TFM di jégalu su fekkee wax nañ kàddu boo xamante ne dafa sookee nit wala mu naqari nit ñu ngi ko koy jégalu xam ne doomu aadama moom moo mëtul waaye ñu xam ne rek suñu yéene moo doonoon wax lu rafet jëf lu rafet wax lu rafet loolu rek muy suñu yéene ca képp koo xam ne daal li nu wax gis nga ci lu rafet it wala nga gis ci loo xamante ne lii la it lu rafet wala nga gis loo xam ne du noona it ñoo ngi lay jégalu rek xam ne wax moo yombul waaye daal suñu gëm-gëm daal mooy def lu rafet wax lu rafet loolu daal mooy suñu gëm-gëm ndax ci loolu la ñu yar ndax wax naa la ko léegi ñun ay doomu daara lañ ca nekk gi ma nekk assemblée nationale jiite président groupe parlementaire ñaari mbubb laa fa sol représenté naa fa képp koo xam ne doomu soxna la wala képp koo xam ne doomu daara la wala képp koo xamante ni maanaam arab nga jàng wala alxuraan jàpp naa ne sa représentant la donte ñeneen ñi nga xamante ne ñoom njàngum tubaab lañ danañu may faral di ma critiquer waaye nag amul solo la am solo rek mooy danañu def suñu kem kàttan ba yéene ak yaakaar bi nga xam président Abdoulaye Wade am na ko ci noonu ñu fexe ba def ko incha allah ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu waajur Serigne Bara Dolly Mbacké mi nga xamante ne suñu waajur la fu mu toll mi ngi ñuy ñaanal di ñu jàppale ñoo ngi koy gërëm di ko sant di gërëm it sama waajur wu jigéen di gërëm mboolem kilifa yi nga xamante kilifa diine yi nga xam ne ñi ngi may jàppale yëpp ndax ku lim juum ndax Touba moom amuma fa ñëpp samay soppe lañ man jàpp naa amuma noonu ñëpp samay soppe lañ waaw ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf ñu ngi koy sant di gërëm moom Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly kon nekk président groupe parlementaire liberté et démocratie fële ca assemblée nationale dafa am ay ngelaw yoo xamante denc nañ ko ñun dañuy vendre rek la mèche mën naa bind nasaraan mën na koo lire ndax sànq am na loo xamante ni faram fàccee na ko ci ñu koy sant kon te di ko gërëm ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yéen it ñu sant leen gërëm équipe technique bi ànduloon ñun yëpp fi nga xamante ni kon moom mooy fii ci kër Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly Khadim Cissé of Mbaye Cheikh Ibra Fall Mamadou Dia soxna Mariam Guissé ci wàllu son bi nag Aziz Soumaré moom moo ci nekkoon montage bi Moussa Sène ñu ngi leen dox jaajë incha allah fii ak fukki fan ak juróom ndax dimanche bi di ñëw ñun ñëpp incha allah dinañ dem fële ci dëkk bu sell ba ci Touba ànd ak yéen ci màggal gi kon ñu ngi leen di jox daje beneen yoon incha allah ci seen émission face to face.